dañ Tuubaa nee na buur yi àdduna yi façon buur bu mën a doon ku bokk ñoom seen jaraagay àdduna da nga bokk ñoom toroxtaan yi Allah bind na ko leetal dugal ci njëgënaayu Mamadou Anta Sall benn téere jëwaroon na fii si ñu mu jël bindaat bi ko wax man nag sëñ Tuubaa bu mu jaar dong man saa yi fa laa jàpp ne muy mukk saay gisuma beneen aw ñàll bu ñu war a mën a jàpp wala gëm ne ak nit kon nag borom xam-xam yi am na lu leen te wax politicien la ñoo tëj am politicien ñoom tubaab yi dañoo naan seen buur formé leen bañ doole tubaab ba noppi ñëw ñu la doog ñu nekkal ba tubaab yi yées tubaab yi xam politicien yi ñooy yées sax tubaab yi ndax li tubaab yi mënu ko def ñoom dañ ko mel ne def jëfal ba noppi di kuloo Sénégal yi di sant yi sant boo dee nag sëriñ sax man nañ jaar ci turu ay loi tëju boo dee saa ñu jaar ci turu ay loi di farale tubaab ba ne la ràpp di la tëj naan laay tëru bi sa ay nanga dañuy wax dara du ci dëgg dégg nga bëgg a faral laay ba tubaab gis ne kii dañu semoon nami dañ may jàppale ci guerre anti terroriste ñoom dara politiciens yi ñoo ci jiitu ci musibam réew Sénégal yi dañ koo yombale Sénégal dañoo war a jural seen bopp sëñ bi américain yi li ñuy def mooy doxal am réew moo tax kenn du ko lekk dërëm kon parlement dañu am président day bëgg a wate loi sangam congrès bi lank bañ ko jàll Obama bis bu may woon $5 juróomi dollar bu maye tey mu am problème danañ ko topp mu ngi jënd fu mu jëlee juróomi dollar yi calcul salaire ñoom sëñ bi buñ la falee yaay tribunal président tribunal sax yaa koy fal ñii at ñëpp yaay ku la neex fal nga dellu foofu yow ku far ci yow mën a lekk ndi yaa ci kenn du ko topp dox kii sàcc fa muy denc kii contrôlé mënu caa am dégg nga da ñaari force moo war a am càkkan boo xam ne ñoo yore parlement ba président bi leen ñoo ko yóbbu doole fop bu jaadee léegi mën nañ koo fol bu ko remplacer rek ndigal feeg loolu amul Sénégal ñuy lekk alal bi dafa àtte lu dul yoon bu fekkee ne jox nañ loolu da nga yaa yore milliards yi yow barki dem ba mënoo maye benn 5 000 francs tey bi sa soxna ak say frère mën a maye ay 1 million loolu lu dul ak kat jël alali baado nii doo mën peut-être foye ko loolu yooyu dañ cee war a jóg dafa am loo xam ne li mbirum diine di bare boo wax ne di nangam loolu politique du benn politique l'islam wasaawir fi am salaay dañ ko def misul nag daañu l'islam ak sëñ Tuubaa gis ngeen bi mu doxale woon jaaram fukki at ak juróom sëñ bi vérifié waa doon fukki at ak juróom yi jaaree état islamique bu mat sëkk moo ko doon dox loolu code pénal yi nga xam ne boobu comme ki ñu jaayante moo ko war a xam sëñ Tuubaa am na juróomi murit yoo xam ne dafa la naroon a exécuté ci ñoom benn boor maa ngi téer bi sew ñoom ñoom tamit mu bind ko def ak mu subul mu baarak juróomi murit bi sëñ Tuubaa ñii day sere aray ne dem leen ngeen rey leen sëriñ Mouhamadou Boussa ak Mor Jaar ñoo ne ko Mbàkke benn moor kat ko war a exécuté la maanaam atteem reykat ko war a jàllee mooy réew mi fal yow kër réew mi falu ñu la waaw ba li falu ñu la waaw kuñ fal ñu ne ko Tanor waaw yóbbu leen leen buñu demee Tanor ne leen leen ñu sere aray ne Tanor daa gëm dara bay rey kenn di sere ñu dem Tanor xool leen ba yàgg ne dem leen seen yoon fu man jaaw moo seen na bi kon taa ko loo ma sala am loo la suñ taal ko moom li ko war na ko wax bu fekkee nag defuñ ko rek moom na tuut tuut bu sell ñoo ne bàyyi ne li ba lu ñu doon ay kilifa ñu fa jegaloo kon nag dina li nga wax ni tomb la bu mag bu am solo ñun ñëpp ko war a bàyyi xel waaye dëgg di nelaw rek ñu wax ñaan fii toll baadoo la du xeex ak buur ana buur dafee amat buur ci boppam moo fi amatu ñëpp baadoo la ñun ñëpp fi ñu toll nii sañ bi ñun ñooy buur ndax ay fal ñoo lay fal kon ñoo war a indi suñuy xalaat wàllu ay référendum ñu jëlee la neex tubaab ba ñuy def ay alal tuur nit ñi rek neex laajte solo la ak deseet def ci ak photom jox la ñaari bind nga lasar lasari topp ci watte la nga watte xanaa ko moo seetaat ni foore kon sëñ bi damaa foog ne ñu dénk ko boppam waaye da ngay gis ni bu àggee ci diggante boobee it kooku si mu dénk ko boppam daanaka keroog la gën a doxin wu yéeme woo xamante ni daf lay découragé loo ci li ngay def ñi fi des mooy benn kañ doon tudde sëriñam du ñëw wala du yónni ko am maanaa ci biir kër gi koo xamante ni nii mën naa wóotu ab jataayam da ngay gis rek ñeneen ñu waxtaan dikk ni ñoo fi teewal sëñ te mën naa am sax gisuñu sëñ loolu itam dafa dalul am xel te itam dafay jaxase xelu njaboot gi nga xamante ni nii ñëpp ñoo koy taxaw te nit koo xamante ni nii adduna man-manam li ci ëpp buñ ko xaajee juróom-ñetti xaaj juróom yee yow la ko jox mu dese bis boobu yi nga xam ne mooy bis bi mujj muy dem ci këram te mënula ko boppam wax dëgg yàlla gunge ko ba mu dugg ci biir kër ga nga ubal ko buntu ba loolu yomb na trop waaye da ngay gis ni loolu mooy li gën a manqué te gën ko sobent
nga gis ni itam ni bu ñu fabee néew ba daanaka bu imam sëlmalee sax duñ may ñi tardé ñu mottali seeni kàbbar bu imam di sëlmal rek ñu fam néew bi dafay mel ni néew bi dañoo déranger daf ñoo xatal nga gis ni bu ñuy dem ca barab ya néew bi jiitu te jàpp ni kuy gunge nit fu mu ragal yow mi kuy gunge yaa war a jiitu ba am xelam dal nga door koo bàyyi mu dem néew man des ki mag jiitu ñooñu jiitu dañ daan jàng baaxiyaatu saalihaat dañ daan def jàng salaatu ala nabi jàng istighfar di zikru tudd yàlla di jàng alxuraan di dox di dem ba keroog ñuy àgg fa ñuy teg néew ba ci këram gu mujj teg ko ci pax ma mu tiim ko nga gis ni biir pax moomee itam bari ay ñaan yu ñëw ci sunna yoo xamante ni nii daanañ ko defal ab néew laatu ñu koy dugal ci pax mi waaye da ngay gis ni ñu bari ci ñun xamuñu ko ndax buñ ko xamul di ko def wala su fekkente ne xam nañ koy lu tey ñu def ko doo xam lu mu doon boo demee ci silkul jawaahir suñ tubaab cay nettali naan ab néew buñ koy denc boo tubbee ci suuf sa ci biir pax ma jàng ina ansalnaahu juróom-ñaari yoon sànni ko ci biir de su ko mbugal waaye fi doon ni boo doon dem ci barab ngay xool ñoo xam ne bu ñëwee dañuy faste fële seeni loxo mel ne dañu leen bu leen jege pax mi dañ leen koy tere mel ne suuf sax dañ seexlu ñu tax bële mel ne itam ni danañ bind bismillahi rahmaani rahim ca lafu penku wa bind ko ca lafu sowu wa jooyaat la ko loolu itam bokk na ci léemaay yi nga xamante ne ni danañ ko defal ab néew buy dugg ci biir biram danañ ko defal itam ginnaaw buñ ko defee ci biir pax ma bala ñu caa sotti suuf si mooy fidaaw fukki junni ak ñaar ci basmala yoo xamante ni mag ñi danañ ko def mooy dañuy laaj ay kurus kenn ku ne ni yor naa kurus ñu xool lim ba mat ñun la ku ne na def nangami basmala bala ñu koo denc waaye doora nag indiwaat yeneen fidaaw yi ci des nga xamante ni nii danañ ko indi muy ñeent fukki lixlaas yi ginnaaw fatiha salaatu ala nabi fukki lixlaas ak benn des mooy fatiha ayatul kursi lixlaas fàllax naasi yooyu yëpp ay ñaan la yoo xamante ne ni dafa baax ci néew boobu nga xamante ne ni moom la ñuy gunge ndax bokk na ci li koy may jàmm ci foofu mu jëm ak it ay tur yoo xamante ni ay nit yàlla lañ yoo xamante ni nii borom xam-xam yi d'accord nañ ci ni kuñ ko bind ci sa biir kaw bàmmeel suñu borom dana la defal yërmaane loolu itam da ngay jàpp di léeg-léeg nit ñi dañ koy fàtte ak itam jàng sooratul mulki ca bopp ba ak saaru waata ci tànk yi loolu itam ay xeeti fidaaw la yoo xamante ni nii dañ ko defal nit ngir bàyyi xel ak ñaanal ko itam suñ borom dëgëral aw layam ndax ñooñi ko doon denc buñ koy wan gannaaw ñaari malaka yi laaj ci biir bàmmeel ku kenn xamul ak koo xamante ni bëggul koo xam ñu ngi ñëw te loolu dafa mel ni noonu dañ koy fàtte noonu dañuy tiim am néew daanaka mel na ñuy théâtre muy lu doy waar loo xamante ni phénomène la boo xamante ni yaatu na waaye bàyyiwuñ ko xel te loolu lépp mooy càggante ku nu sàggan suñ diggante ak suñ borom ak ñàkk a jox néew bi ak xam ak it ay tappale yoo xamante ni nii ci kaw la nekk ñi xam danañ ko xam waaye innocent yi xamul moom jàpp nañu loola rek gars yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax suñu xarit bu baax bi nag dafa am ngànt voilà donc bu ko temps bi permettre dina dugg bu ko temps bi permettre wul tamit donc dinañu amal waxtaan
waxtaan bi nag dina am solo comme ni ñu koy defee toujours mais laataa ñuy tàmbali dañuy jaar ci li nga xam ne moom la ñu tàmm def toujours mooy siyaare ñëpp nuyu ñëpp d'abord saluer ñëpp vraiment nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam parce que dañu nekk benn famille bu fidèle we a family virtuelle bi laa koy tuddee toujours suñu famille Facebook donc dañ leen di ziar bu baax a baax a baax ak loo leen mën a jàpp ci àddina ak ni crédit gën a jafe toujours yéen a ngi présent yéen a ngi wut crédit yéen a ngi lijjanti yéen a ngi préparer heure bi yéen a ngi sóoraale heure bi bu jotee rek les fidèles sont toujours là damay fàttale ko rek ku mel ni ay Awa Manga ay Badou Baat donc ñu bari ñu ngi fi ñoo xam ne comme li ma la wax bu ma limee juum voilà ay tur yu bari yu ma fi xàmmee vraiment ñëpp ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ziar bu baax Alpha Oumar Diallo yéen ñëpp ñu ngi leen di ziare voilà ñoom Ahmed Balde ñu ngi leen di ziare bu baax a baax dañ leen di ziare fu ziar gën a kawe voilà donc incha allah dinañu amal waxtaan nag parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk drapeau bii lii moo ñu lié ñun ñëpp suñu contrat ngi nii voilà donc lii moo ñu lié ça nous lie ça c'est le sang des Sénégalais voilà ñun lii moo ñu lié ñun ñëpp ñu bokk benn ndey bokk benn baay parce que bu ma génnee tey ci biti ñu ne ma voilà le Mauritanien qui a des problèmes et le Sénégalais qui a des problèmes d'accord je vais atteindre peut-être à tous les deux in due time mais Sénégalais bi lay njëkk répondre parce que ci Sénégal laa bokk donc je pense que loolu na leer il faut Sénégalais yi ñu xam ne on est une grande famille malgré nos différences on a beaucoup de différences nag bari nañu ay différences parce que Sénégal mooy réew moo xam ne kiñaan am na fa yàq der am na fa ay ñaawteef am nañu fa ay waxante lu ñaaw am na fa façon bu ne am na Sénégal rek moo am loolu du Sénégal rek nag moo am loolu parce que maa ngi koy wax sama benn xarit bi ma nee Sénégal nangam ma ne ko Amérique sax loolu am na fi c'est que Sénégal nag dafa xaw a wuute tuuti yàlla defar réew mu ndaw def ci benn population bu ndaw may leen xel nag boo xam ne dafa mel ni benn xelu sénégalais dafa mel ni 10 xelu beneen réew maanaam tey Sénégal y'a 15 ou 16 millions de Sénégalais waaye tey bu ñu boole woon ak Nigéria y a presque 280 millions de Nigériens waxuma la 10 fois mais presque 20 fois notre population waaye suñu làmmiñ ñi dinañ wax ba wër leen ndax gis ngeen bi ñuy wax même ci baalu port bi Afrique Macky Sall nga gis lu ne moo ci prononce fi mu ne dani mo président wu Afrique comme sabar bu tas lu ñu woote France moo fay jiitu lu France di def moo fay mujjee jóge éco bii ak France CFA bii Sénégal warul woon bokk ci waxtaan yu mel noonu mais yàlla dafa def rek Sénégal nekk ci situation il faut Sénégalais yi xam location géographique u Sénégal bi Sénégal boo xoolee carte Afrique bi ci type Atlantique bi la ñu nekk maanaam ñun ñoo yor emplacement bi gën a baax ci àdduna bi loolu important na Sénégalais yi da ngeen may déglu de gis nga tey ñun ñoo yor bérébu toogukaay maanaam géographiquement ci carte bi Afrique ñun ñoo gën a yor toogukaay bi gën a baax ci Afrique ñun tey am nañu ay îles yu rafet am nañu géej gu rafet am nañu suuf su baax di bay am nañu naaj bu doy am nañu lépp on a aussi des ressources naturelles xam nga toujours dañuy dégg ñu méngale Sénégal Dubaï nangam na mais duñu seen morom gis nga Dubaï amul suufu mbay il faut ngeen comprendre yooyu gis nga Dubaï désert maanaam fi mu gën a méttee la leen yàlla yóbbu foo xam ne poussière beeg naaj bu tàng beeg problème yi désert c'est un désert donc Sénégal am na lu bari loo xam ne rawee nañ ko réew yooyu balaa laataa réew yooyu di ñu dab gis nga tey boo ne woon Dubaï dabal réew mu mel ni Sénégal il faut mu dem benn mënul nekk c'est pas possible bottom line c'est pas possible parce que Sénégal rek nga mën a génn tey bu la neexee nga dem bay jaxatu suba nga lekk ko bu la neexee nga dem bay kànja suba nga lekk ko bu la neexee nga dem jàppi sa jën bu la neexee nga def sa lii nga def sa lële nga def sa lële loolu Sénégal rek la am adduna bi nag laa la wax
réew yu mën a am lu mel noonu bariwul même Amérique gii ma ne réew oncle Sam melul noonu parce que fii day am day am seddaay été tàngaay été am seddaay boo xam ne yenn saa yi waxuma la dara mais tuflit sax boo ko tuflee balaa muy laal suuf mu wow mu nekk glace seddaay mais ci see Alioune Dieng yaa ngi këf wax bi sama gémmiñ Alioune Dieng danga may tuuti nag Alioune Dieng am na fu mu laal foo xam ne metti na lool gaay te foofu laa bëgg a yóbbu waxtaan bi parce que waxtaan bi das imperative c'est très important pour ma cof foofu ma lamb ma cuuj foofu baaraam gis nga waxtaan wax ji wiiri jaari ndaare xam nga sénégalais loolu ko yàlla may yépp xam nga lu mu ñàkk fit sénégalais am na fitu fen sénégalais am na fitu dóor nga yóbbu ko prison sénégalais am na fitu lépp mais sénégalais amul fitu dagg buumu njaam xam nga buumu njaam bi ñu France teg balaa ñuy xalaat Macky Sall sax di xalaat Senghor di xalaat Abdou Diouf di xalaat keneen les citoyens le citoyen lambda sénégalais buumu njaam ñu France teg ñun ñoo ko nangu ñun ñoo ko accepté dañ ko welcome ak open hands dañ ko nangu ak ay loxo yu ubbeeku avec les mains ouvertes on l'a accepté te li ma leen di wax toujours la ci bépp diine nag al yab yàlla la il faut ngeen xam loolu il faut ngeen xam ne ragal yab yàlla la gis nga mes frères et sœurs tant que nous ne faisons pas face à nos démons, our demons, if we don't face our demons, duñ leen mës a combattre. We will never win this fight. Duñu mës a gagner xeex parce que ñun on a des démons am nañu ay demons te suñu ay démons xam nañu leen we know our demons. tant que xeexuñu leen li nga xam ne ñun moom la ñuy yóotu ci Sénégal wala moom la ñu bëgg ci àdduna bi wala moom la ñu bëgg yàlla defal ñu ko du masa am te du masa sotti it will never happen lii nag maire bi bokk na ci xale bi bokk na ci jigéen ji góor ji par borom kër gi gumba gi ça c'est un combat national parce que gumba baa ngi souffrir borom hémodialyse yaa ngi souffrir déglul mbir mi taw li bu jógee gis nga bu dee hôpital nga nekk ñu jamal la perfusion te nga yor bantu perfusion bi sax da ngay génn ak moom ngay dox ak moom ci tali gis ngeen paa ba jóge woon Thiès suñu vieux ba jóge woon Thiès ci ñoo lànk paa ba le vieux la boobu détermination la Sénégalais yi war a am pour mun a génn ci buumu njaam kilifa diine yi kilifa aada yi xale yi mag ñi ndaw ñi parti politique yi ñëpp ñooy souffrir Sénégal donc ñëpp ñoo war génn lii di buumu njaam mi ñu dog ko une fois pour toutes mais nag comme ni ma koy waxee toujours ñu wax rek la ñu man duñu dóor kenn duñu forcer kenn duñu wañaar loxo kenn duñu wax kenn fu mu war a dem fu mu war a dem boroom li ñuy wax mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam ñàkk fayda gaaw a dee boo ñàkkee fayda dee bu gaaw nga ci jële boo amul fulla da ngay gaaw a dee dañ lay fontoo dañ lay yëpp dañ lay dóor danañ la rey danañ la gaañ boo amul fulla c'est comme ça mais boo amee fulla boo amee fayda boo amee jom am na loo xam ne kenn mënu la ko c'est pas possible temps yi tey ci suba li waral waxtaan bi damay tey laa ko gis man dama yeewu comme toujours dañuy lire réalité yi li ma lire ci réalité mooy dama leen di déglu loolu yi ci Sénégal ci njiital président de la République am na nu ko dem bokk na ci dogal yi gën a
fës jige ci moom même ndaje lu jëm ci wàllug bu keroogee jamono yi ñàkkee gi ñeel Sénégal ak askanam ngir jàngoro coronavirus takk der yi yu Sénégal daan ci jàppale kër docteur bu askan wi ñàkku jaanam yu mu gënee loolee bokk na ci digle yi njiitu réew mi président Sall leneen lu fa ji benn dogal li di yeesal ñeel contrat ASP yi ak yeneen i dogal Salif Sow. takk der yi dinañ dugal seen loxo ci wàllum ñàkk wu ñu war ñàkk askan wi président de la république di Macky Sall moom moo ko xamle teg ci xamal joriñ bi ñu dénk wàllu wér gi yaram ne lépp lu jëm ci wàllum ñax askan wi ak it waajal ñax yi lee na ci nu mu gën a gaaw askan wi xamante ni ñoo gën a magal ñoom lañuy jiital ca yëf yooyu le président de la république tamit laaj na waa gouvernement bi ne digal yi nga xamante ni amal nañ ko mu jëm ci wàllum catastrophe sanitaire nañ ko taxawal ci nu mu gën a gaaw li nga xamante ni mooy couvre-feu bi nekkee Dakar ak Thiès nañ ko wéyale ba diirub weer ci jamono jooju tamit le président de la république di sàkko ci askan wi ne nekku ne dugal loxoom ci xeex bi ngir ñu mën fi jëree mbas mile lu muy àggali waxtaanam ci conseil des ministres bi ba léegi président de la république jaajëfal na réewum Japon jox nañ ko waa Sénégal ñeent fukki milliards sunu xaalis jëmale ko ci wàllum couverture maladie universelle atum 2021 lañ ko war a doore ci jamono jooju ba tey ASP di wàllum sécurité de proximité président de la république seen contrat wéyal na ko teg ci li jëm ba léegi ci wàllum climat social bi président de la république wax na jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàngale ak njàngale mi na defaraat école yi nga xamante ni dañoo màggat rawatina école yi nga xamante ni jamono l'indépendance lañ fi nekk ba léegi table pan yi liggéey. voilà donc da ngeen di déglu lii ma dégg ni ce que j'ai entendu ñun démb fal nañu président bu bees muy Joseph R. Biden mooy suñu 46e président te bi mu ñëwee il a signé beaucoup de maanaam he signed a lot of signé na jël na ay décret exécutif yu bari bokk ci gën cee fës muy ay décret pour coronavirus lenn li ma ci déggul fenn ci àdduna bi mooy ay takk der wala ay policier wala ay gendarme wala ay armée yoo xam ne dañuy génn forcer askan pour ñu vacciner wu ñoom dañuy def vaccin bi mu available maanaam mu disponible fépp ci àdduna bi amin mu disponible fépp ci Amérique bu ñu paree ci Amérique bu boobaa ñu dem ci àdduna bi aussi mais disponibilité boobu doomu aadama yi seen ak ak seen yelleef ci ñoom la dépendre comme man un être humain comme moi ça dépend de moi bu ma bëggee dem vacciner wu ça dépend de moi pas quelqu'un d'autre pas le gouvernement pas ma mère pas mon père pas mes enfants samay doom yi ma jur sax dañu am seen ak ak seen yelleef ba ci ki ci gën a ndaw parce que dama leen di seetaanloo journal bi dama leen di dégluloo journal yi dama leen di liirloo li nga xam ne mooy mbind yi ñu bind ci mbir yooyu ma bàyyi leen ñoom ñu jëlal seen bopp décision comme ni ma leen ko waxee je ne vais pas beaucoup m'attarder au président de la République du Sénégal du ma attardé wu ci moom parce qu'il est illégitime xam nga déjà doomu aadama bu légitimé maanaam boo jëlee doomu aadama nga tànn ko mu légal mu normal kooku waxtaanam day yomb mais nit koo xam ne déjà ruusul sàcc li ñëpp bokk kooku moi j'ai un problème déjà à donner des responsabilités en venant de lui parce que moom li gën a yomb ci doomu aadama muy akam ak yelleefam sax mënu ko jox ndeysaan assurer sax démocratie Sénégal assurer li nga xam ne moom la ñëpp bokk assurer li ñëpp bokk muy liberté d'expression liberté de parole sa droit de vote sa ak sa yelleef voilà donc kooku amul il faut ñu am lu ñu comprendre amul dara loo xam ne dama ko koy rapprocher je pense que ñun xam na léegi les Sénégalais on a vu amoon nañu tuuti xëy na amoon tuuti ay doute amoon tuuti ci ay doute waaye je pense que doute yooyu yëpp tey leer na mais nag comme ni ma leen ko waxee toujours Sénégal dafa war a am déclic am na loo xam ne dina yëkkati doomu aadama yi et j'en suis sûr et certain parce que kaay lekk dama suur di nga lekk forcé wala kaay pikiru duma pikiru di nga pikiru forcé je pense que sénégalais yi ma xam bon je pense que loolu du doon
un cas très éloigné chez vous du tee nag am na ay kilifa yu ci yëkkati ay kaddu voilà donc ma ñëw tegal leen kaddu yooyu ngeen dégg ñu déggandoo ko de question boo xamante ne tontu la laaj man nag suma tontu foofu mooy bu fekkente ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk si état bi da ko fi indi am nañ salaire am nañ climatiseur am nañ tout lii xew mooy ñun ñi nga xamante ne ay baadoolo lañu nan ñàkk ñoom ba pare gouvernement bi ñëpp képp kuy liggéey si administration bi nan la ñàkk ba pare man lu leer lay wax ñu wóorul si ñun dina matte du matte yow mii ko fi indi pikiru si bul si pikiru parce que dégg nga li ko ni nga wax man suma pikiru bi may pikiru suma insuline ma koy jënd 42 000 laa ko daan jënde léegi wàññi nañ ko sax 18 000 gërëm nañ leen foofu sant nañ leen mais nag piqûre boo xamante ne mu nga sa France la xamoon fa mu jógee nu di ka laam-laamee lii bàkk piqûre dina mën ay kaani nekk saw yaram ñii na danoo dund 15 jours dem mun bëgg gënoo dem voilà donc bii ñun ñoo ko déggandoo yaa ngi lay allo Sow kaay kii ma vidéo bi so gars yi dafa am benn waxtaan bu am solo boo xam ne moom laa leen wax démb ne tey dinañ ci waxtaan muy kaaw hémodialyse yi xam nga tey Sénégal bu ñu nee Macky Sall nee na dafa bëgg a dimbali nit ñi am na benn vidéo bu ma leen di tegal léegi incha allahu rabbi vidéo boobu ñëpp dinañ ko déglu bu ci yàlla àndee léegi dinañu jàppale donc dama bëgg nga defaral ma bii léegi am na vidéo boo xam ne dinaa leen ñëw tegal léegi vidéo bu soo leen ko déggee dina am lu loo xam ne dina ko dimbali ci ñun parce que ñun sénégalais lañu on est des sénégalais te yaakaar naa àdduna ba muy doon àdduna ba léegi kenn mësul dégg ci àdduna nga ne nit dinaa ko piqûre par force mu neex ko mu naqari ko mu bëgg mu bañ on va le piquer par force waaw waaw attendez ne quittez pas une seconde baal leen waaw gars yi dafa am vidéo boo xam ne dama leen ko bëgg a tegal vidéo bi nag dafa daw yaram parce que kilifa gi nekk ci vidéo bi ndeysaan waxoon na fi ay fan génnoon na fi di wax bu yàgg ndeysaan dafa mujjee génn àddina ndax
li mu doon jooy muy problème kitu dialyse yi donc dañu dem cheral ko tollal ko foo xam ne dafa mujjee dee voilà donc maa ngi koy indi ngeen déglu suñu kilifa googu inshallah leen ko indi c'est important ñu tegal leen ko ngeen déglu ko. Le kit en lui-même, c'est un ensemble de médicaments et de produits que l'on utilise en hémodialyse. Le kit comprend le rein artificiel, les lignes relatives au rein artificiel, de l'acide, de la base, de l'héparine, des gants et masques. C'est l'ensemble qui constitue le kit de dialyse. Ce kit de dialyse est acheté par un homme d'affaires sénégalais. Apparemment, il l'achète à 8 000 francs au maximum. Il le revend à son petit frère à 30 000 francs et son petit frère le vend à l'État à 40 000. L'État ivoirien achète ce kit de dialyse à 2 000. C'est pour ça que l'État ivoirien peut faire la dialyse à 5 000. Nous, puisque notre État achète ce kit de dialyse à 40 000, il est obligé de le revendre au centre de dialyse, et ce qui fait que la dialyse est à 65 000 francs la séance, 195 000 francs la semaine, 840 000 francs le mois. Et nous mourons parce que la dialyse est trop chère. Et l'ensemble des centres de dialyse font valoir leurs besoins en kit de dialyse à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Au Sénégal, nous sommes 20 000 insuffisants rénaux devant aller en hémodialyse. L'État ne